salaamaaleykum salaamaaleykum sorry ma job sari ma job bari ma job sari voilà ma job sari maa ngi lay nuyu voilà pour voir gis nga vision bi salaamaaleykum Aïssa Dieye salaamaaleykum Lenx la DS l'Amazone de Karim Wade ñu lay nuyu di la ziar waa Lenx télé tàkk na de ëttu libéraux yi tàkk na dellu si waat rek comme la woon fa woon fii ci émission baatu askan wi ak votre frère ñii naan ko Mamadou Dem ñii naan ko Bouba Dem boo ci wax rek day dem di leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di leen wax ni que namoon nañ leen lool. Grand Bokar Niang ñu ngi lay nuyu di la ziar notre grand en nous le grand wadiste ñu ngi lay nuyu grand di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax a baax doo sonn doo taay saa su ne yaa ngi ci liggéey président Abdoulaye Wade ni ko sa waa mboorom mu sénégalais yëpp di defee donc di leen ziar l'Amazone la DS ndeysaan foo ko fekk ci liggéey Karim Wade nga koy fekk maa ngi lay ziar bu baax a baax une fois encore Moustapha Wade maa ngi lay nuyu di la ziar di la kontaane waa di leen ñaan ngeen partager yéen ñëpp émission bi pour yëgal ko nit ñi commencé na activités yi bëri na soxla yi bëri na nit ñi ñëpp a jaxasoo réew mi dafa tàggateer la moo tax loo jàppoon ci 17 heures 20 heures day fekk fàtte nga ko ndax lan dëkk bi lépp a jaxasoo Grand Bokar maa ngi lay nuyuwaat encore une fois di nuyu waa diaspora bi di nuyu waa Sénégal yëpp mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant waaye di jiital ci nuyoo bi yëpp ko président Abdoulaye Wade di ko ñaanal gudd fan ak wér di ñaan yàlla suñu borom yàlla na ko fi bàyyi ba ci kanam. di nuyu suñu candidat suñu frère suñu secrétaire général national adjoint Karim Meïssa Wade ñu ngi koy nuyu di ko ziar comme niñ ko doon nuyoo di ko wax lii yëpp moom moo waral lii sénégalais yëpp namm nañ ko di ko def un grand coucou Karim Meïssa Wade nekkal ci jàmm sa ginnaaw ba ndang jàpp nañ ne que la la fa téye mu nekkoon sa coobare konoon yaa ngi fanaanu ak ñun di xam Sénégal lan nañu yeewoo nan la ñu fanaanee waaye comme nekkul sa coobare yi benn doomu aadama moom moo la fa bàyyi moo la fa téye jàpp la ñetti at ak genn wàll ci biir kaso jàpp la encore ñetti at ak lu topp mën naa ko wax ci bitimi réew fale ca Qatar
nee na nag toogal foofu bu ñëwaat ci sa biir réew loolu nekk caaxaan bu rëy waaye loolu mu waroon nekk nag mbiru sénégalais mu war a bañ a nekk mbiru parti démocratique sénégalais wala mbiru PDS wala mbiru keneen loolu mbiru citoyen la ndax loolu bu jógee ci Karim keneen moo tax bu dara di dal doomu aadama rek buñ ko jàppee fa mu far ba mu jàppee fa mu nekk ba mu jàppee gëm-gëmam mais nañ ko jàppee d'abord sénégalais te ñu taxaw xeexal ko ñu xam ne ëllëg loolu mën naa retourner ci moom kon Karim Meïssa Wade ñu ngi lay ñaanal lii nga xamante ne téye na la foofu ci réew boobu yàlla na nga dellu si waat fii ci biir réew mi ba fanaanoo ak ñun yendu ak ñun ba yàlla delloo si la ba yàlla defal la jàmm ba nga dugg ci palais de la république jooyanti encore une fois lii nga xamante moom mooy yàqu-yàqu bi nga xamante ne yàqu na ci république bi waaye yàqu na ci biir réew mi sénégalais yi nee nañ ci yow lañ am yaakaar sénégalais yi ñoom ñoo ne ñoom ci yow lañ am yaakaar tey jii nag lëndëmal nañ xelu nit ñi ba nga xamante ne da ngay wax ak des sénégalais ñoom dañ lay naan Karim bu ñëw loolu kenn waxatu ko mais ndax yéen day ñëw wallaay dana ñëw te bu ñëw di ngeen xam ne lañ daan wax moom mooy dëgg te incha allahu rabbi dina ñëw Baba Galle Balde maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax bàcc Saar nuyu naa la ziar naa la bu baax a baax Astu Senghor sama séeréer bi cee moom moo bon ci pël yi quoi billaay lot maa ngi lay nuyu bu baax a baax Moustapha Wade nuyu naa la ziar naa la bu baax a baax a baax donc di jaajëfal ñëpp di nuyu waa parti démocratique yëpp waa secrétariat national nuyu waa comité directeur di nuyu toutes les fédérations toutes les sections képp koo xamante ne militant nga sympathisant nga membre nga karimiste nga nuyu nañ la fa nga nekk te di la ne salaamaaleykum wa rahmatullah nuyu nañ ñëpp sans exception boo limee rek dina am loo ñoo bàyyi mais din leen ma may ma nuyu waa autolibéraux yi waa autolibéraux yi am ngeen mention spéciale bañ ñu falee secrétariat national chargé de la communication interne et des réseaux sociaux ba tey jii nii ci liggéey rek ngeen nekk kon macha allah waa autolibéraux yi dama leen di jaajëfal encore une fois pour wax leen ne que fi ngeen jàpp foofu la ñëpp rafetlu liggéey bi kon nañ ci continuer te xam ne loolu rek mooy dëgg ñun daal bankaasu parti bi nga lañ ci benn ci lañ mooy xibaar nañ ko fexe ba militants yi sympathisants yi karimistes yi ñëpp PDSman yi ñëpp jot ci loolu mooy suñu liggéey défendre le parti défendre suñu candidat suñu secrétaire général national leneen lu mooy loolu rek ñun newuñu ci donc ñoo ngi nuyu suñu sister yooyu ak suñu frères yi waaye di leen wax ne que tey jii dañ bëgg a dellu si waat suñu émission bi passé dañ ci waxoon bi dañu amoon tuuti jafe-jafe connexion ba tax honorable député Mor Kane jotuloon mën a àggale message bi nga xamante ne bëggoon na ko jàllale donc Mor Kane tey jii moom mooy suñu invité spécial may ànd ak émission bi nag kenn ku bokk si ñun mooy ci ëttu libéraux yi mooy Alseni Diallo moom it maa ngi koy nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam ma fàttali Alseni moom mooy président mouvement Karim avec la diaspora waaye mu bokk ci fédération de France liggéey bu am solo ñu fas yéene dalal Mor Kane honorable député de la diaspora moo ngi fi woon fan yëpp ci biir mbënd mi gis nañ ko gisaat ko mu bokk ci banlieue bi kon
Mor Kane ci kanam tuuti rek incha allahu rabbi dinañu jokkoo ak moom comme ça su ko defee ñu mën a waxtaanee lii nga xamante ne moom mooy lii nga xam ne moom mooy mbënd mi mooy inondation yi ndaxte mbënd mi métti na métti boo xamante ne sénégalais yi tey lañ ñu soxla de tout bord su nekkoon ci banlieue bi rek la ñuy wax sax déedéet Sénégal dans son entier tey jii dafa inondé dafa nekk sous les eaux kon ci ni ma ko waxee rek damay ànd ak sama frère Alseni ñu détaillé dalal suñu invité su ko defee ñu bàyyi ko moom suñu invité bi mu mën a développé ànd ak ñun ci développement boobu kon ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax a baax a baax donc sans plus tarder Alseni dinaa ko dugal comme ça mu nuyu ak mbokku internautes yi su ko defee ñu mën a dalal moom ci boppam bokk na ci ñii di dalal honorable député Mor Kane la diaspora yaa ngeen jëf Lengs la DS encore une fois chapeau chapeau gis nañ kër yi gis nañ partage yi macha allah bu ñëpp defee noonu rek daal di rafet Alseni Diallo maa ngi lay nuyu di la ziar mon frère. salaamaaleykum mon frère Mamadou Deme. maa ngi lay delloo ziar mon frère Alseni mbaa yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah sant yàlla bu baax maa ngi lay nuyu bu baax. dafa mel ni dégg-dégg bi xaw na des tuuti de. allo yaa ngi may dégg. voilà mu ngi ñëw de. allo. allo waaw. waaw tu m'entends. voilà léegi laa lay doog a dégg bu baax. allo. voilà dafa mel ni casque bi moom moo ci doon def effet. voilà. donc yaa ngi may dégg bu baax. voilà léegi c'est très bien gars yi waxuma la man maa lay dégg waaye àddina mu ngi lay dégg parce que followers yëpp ñu ngi lay déglu Sénégal mu ngi lay déglu donc man ma bàyyi la ma jox la kàddu gi nga nuyanteeg waa followers yi ak waa internet yëpp. waaw maa ngi lay nuyu bu baax mon frère di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne dañuy bàyyi xel à travers outils libéraux yi. sur les réseaux sociaux. di nuyu jiital nuyoo bi nag notre président le président Abdoulaye Wade. di ko nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may wér yàlla may ko vraiment gudd fan. mu tette ñu gunge ñu ba ci kanam ak kanam. di nuyu tous les responsables du parti démocratique sénégalais. nuyu tous les militants. tous les responsables ci jiital nag notre candidat le frère président Karim Wade. di nuyu également tous nos frères et sœurs ñu bokk libéraux yi leen nuyu bu baax di leen ziar. jërëjëf di nuyu tous les sénégalais jamono ji nag sama xel ak sama xol yëpp dafay dem ci ñi nga xamante ne jamono ji vraiment ñu ngi dëkk ci njàqare ndax inondation yi. maa ngi leen di nuyu di leen masaw di bàyyi xel ci ñoom bu baax a baax di leen ñaanal yàlla vraiment yàlla bi nga xamante ne dara teew ko yal na leen yàlla jàppale. yàlla assisté leen parce que jamono ji métti na vraiment maa ngi leen di yónnee un message de solidarité. vraiment de compassion. à travers lu ñuy dund ni jamono ji di nuyu nag sénégalais yëpp di nuyu tous ceux qui sont en train de nous suivre à travers les libéraux yi. jërëjëf Alseni comme ni ma ko waxee woon ci tàmbali ga rek ma fàttali ne que Alseni Diallo boobu moom mu ngi bokk ci fédération PDS bu France waaye jiite mouvement bu mag a mag mouvement mooy diaspora bi ñii nga xamante ne karimiste yi nga xam ne dañoo ànd ak Karim Wade di ko liggéeyal moom mu koy liggéeyal ci à travers ce mouvement là mu koy liggéeyal liggéey bu am solo kon te émission bi moom mooy sama principal chroniqueur yàgg naa ci ànd ak moom yaakaar naa bu dul fan yële mu demoon en déplacement tukki woon depuis le début de cette émission boobu ak léegi mu ngi ma ci gunge ñu ngi ci ànd di animer émission bi Alseni Diallo dañ tey jii dañu jël benn thème ñu bëgg a waxtaanee jafe-jafe mbënd mi parce que mbënd mi métti na comme ni nga nuyoo suñu frères yi wala suñu mbokk yi nga xamante ne am nañ ci tolof am nañ ci ay vraiment ay malheur yu bëri dem na ba nga xamante ne sax loo xamante ne c'était pas souhaitable parce que am na ci ñoo xam ne dañoo ñàkk seen bakkan à travers ëttu libéraux yi ak sama baat
ñoo ngi jaale seen i mbokk ñii nga xamante ne ñàkk nañ ci seen i mbokk di leen ñaanal yàlla xare leen ajana suuf sedd ci seen kaw. Alseyni donc pour wax. waaw donc dem li nga waaw. allez-y. waaw man tamit dama lay feelu ci loolu. vraiment ñoo ngi mastaw vraiment tous les Sénégalais ñi nga xamante ne seen ñàkk nañu seen i mbokk ci vraiment ci inondation yi. di leen jaale di ñaanal yàlla ñi nga xamante ne wàññeeku nañu. dal na leen yàlla teeru ci àjjana bu gën a kawe. maa ngi delluwaat nag ci nuyoo bi aussi nuyu suñu invité bi nga xamante ne mooy l'honorable député Mor Kane bu Espagne. nekk nit ko nga xamante ne également mi ngi def un travail remarquable. à travers la diaspora à travers l'Assemblée nationale. di ci profité di nuyuwaale sama grande sœur sama xarit mooy l'honorable député Mame Diarra Fam. également gis nañ ko ci mbënd mi. elle descend sur le terrain. c'est vrai que elle est également de la banlieue mais gis nañ ko taxawaayam et donc di rafetlu à travers ñoom les députés du PDS tous nos valeureux représentants au niveau de l'Assemblée nationale. jërëjëf comme ni ñu ko waxee rek. aujourd'hui. waaw ci loolu laa doon wax rek dama bëggoon tuuti rek nga tënkal ñu parce que dañoo toll ci mbënd mi dañu toll ci ay inondation réew mi yëpp kër yëpp a fees dëkk bi Sénégal est sous les eaux tey jii am ñoo xam ne tey jii dañu ñël mbënd moomu tey jii di ko politiquer bokk na ci wax PDS 4 ils sont comptables de ça wala waa PS 4 ils sont comptables de ça est-ce que loolu moo war a nekk taxawaay tey jii est-ce que tey jii loolu moo war a nekk taxawaayu tey jii ñii nga xamante ne ñoo ŋànk réew mi PDS ma fàttali ne que am na bataagal boo xamante ne bind nañ ko tey jii fan yi ñu wees y a 2 ou 3 jours bind nañ ko jëme ko ci député yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Assemblée nationale pour woote goo xamante ne dinañ woo les ministères concernés de cette inondation là comme ça su ko defee laaj leen lii nga xamante ne moom mooy 750 wala 767 milliards yi bii nga xam ne def nañ ko ci bëggoon naa nga dellu si nga ñëwaat tuuti ci communiqué boobu rek avant ñuy dalal suñu invité Mor Kane parce que dina ñëw moom mooy député bi moom moo nekk Assemblée nationale yaakaar naa il maîtrise mieux que nous lii nga xamante ne moom mooy fi ñu war a jaar ba régler problème boobu mais ma bëggoon rek nga wax tuuti ci wàllu communiqué boobu comme ça su ko defee ñu mën a dugal suñu invité. waaw xam nga PDS ñun on est fiers d'être de ce parti. Merci. D'être membre de ce parti. Même si on est aujourd'hui jeune, on est fiers de porter cet héritage du président Abdoulaye Wade. Am na PDS toujours taxawaayam bu xew-xew amee Sénégal taxawaayu responsable. taxawaayu parti wu leader de l'opposition lay taxawee. du def politique politicienne. bi loolu amee PDS aussi ils ont pris toutes leurs responsabilités génnee benn communiqué. d'ailleurs communiqué boobu. moo tax ba gouvernement bi mën a bouger moo tax ba assemblée nationale mën a bouger ci kaw communiqué bi nag. moo tax dañuy sant et être fier également du parti. ci communiqué bi PDS lu mu wax lu leer la nee nañu. gouvernement bi déclenché nañu plan Orsec mais ñoom aujourd'hui lu ñuy exiger pour gouvernement bi def ko et sans délai. mooy que ñu apporter benn aide d'urgence parce que loolu aussi nit ñi loolu la ñu war a déjà tënk au lieu ñu nekk fii di def ay politique politicienne PDS dafa ne jamono jii ñu toll amuñu temps nekk fii di polémiquer da ngeen war a dem apporter tout de suite et maintenant une assistance aux personnes aujourd'hui qui sont sous les eaux mooy maanaam ñi nga xamante ne ñu nekk ci biir mbënn mi ñu nekk di loru foofu da ngeen war a gaawan très rapidement au-delà ñi nga xamante ne bakkan Sénégalais yi aujourd'hui ñu dëkk dans la banlieue ñu dëkk feneen yeneen gox ci Sénégal ñu ngi dëkk ak ndox mi te buñ ci deful gaaw xëy na yeneen loraange la ñuy kii moo tax PDS taxaw artu gouvernement ba pare naan leen boo leen ko naree def aussi na ngeen ko def ak transparence parce que yeneen fi doon woote gouvernance sobre et vertueuse mais gis nañ ni depuis 2012 gouvernement bi taxawul taxawaay boobu ñoom ginnaaw bàkku bi après boo xoolee ci jëfin bi ay naka sudul noonu rek la ñuy moo tax nag PDS artu leen naan leen Covid bi mi ngi nii jeexagul fii ay
ay wàllu et tout ngeen def ci naka sudul noonu. tey jii nii nag aussi vraiment mbënd mi ñëw na. te ñii da ngeen leen war a jàppale. léegi nag ci biir jàppale boobu leen ci profité def ci naka sudul noonu mooy li nga xamante ne seen mëneen. ba pare nag PDS naan leen dénoncer également la gestion de ces inondations là parce que PDS dafay fàttali ñoom avec toutes leurs responsabilités PDS ñëwul dara au contraire daf leen wax ne. dafa wax ci biir communiqué. nee nañu ñoom le président Abdoulaye Wade à travers sa vision et sa clairvoyance avait mis en place daf fi def tegoon ay projets yi nga xamante ne da ko initié woon ba pare PDS liste projets yi projets yooyu nag dañu ko tënk ci ñetti poñ mooy maanaam la restructuration mooy maanaam jekkalaat banlieue bi yi nga xamante ne gox yi nga xamante ne xam nañ ni foofu buñ ko jekkalaatee xëy na nit mën na fa dëkkaat ma créé mbënd mi pour mu mën ci dëkk ci jàmm ak salaam. mooy projet boo xam ne projet ak APEX ñoo ko doon kiyee insertion yéen Sénégal yëpp déggoon nañ fi plan Jaxaay loolu yëpp ci vision président Abdoulaye Wade ensuite ñu defoon aussi mooy projet bi toujours mooy drainer les eaux fluviales donc PDS balaa muy jóge ci boppu Sénégal c'est président Abdoulaye Wade dafa bàyyi woon ay projet te projet yooyu yëpp dañ leen ficelé woon financement yëpp génn léegi nag comme état continuité la normalement waruñu woon am problème tey jii nii ci Sénégal ñu toog di ba di dund ay affaire inondation moo tax PDS ci kaw loolu bi ñu génnee bataaxal bi dañu wax arc devant l'opinion nationale et internationale dans leen aujourd'hui il faut un audit technique par rapport audit technique et financier par rapport à tous ces projets qui étaient financés qui étaient ficelés et financés qui étaient déjà mais il fallait juste que nit ñi ñëw exécuter ko et malheureusement gis nañ ni xaalis bi mi ñëwoon fii comment s'appelle tout le truc technique était là mais malheureusement aujourd'hui mënuñu comprendre PDS mënul comprendre aujourd'hui ñuy demaat di tuddaat fii waxu inondation surtout que président Macky Sall bakku woon na fi ci kanamu Sénégalais yi naan dootuñu fi tuddaat waxu inondation wallaay moo ko wax gis nañ ni malheureusement loolu la ñuy dundaat malheureusement loolu la ñuy dundaat moo tax PDS daf leen artu naan leen il faut que Assemblée nationale mën a convoquer une plénière très rapidement mën a entendre tous ces ministres là mën a ubbi une commission parlementaire enquête parlementaire pour mën a wax sénégalais fan la xaalis boobu tout à fait moo tax ñu tiit gaawantu woote Assemblée nationale loolu nag aujourd'hui bataaxal PDS boobu dafa si ça a été une comme alerte la woon da leen tiital ba ñu jub comme dañu doon nelaw mooy le lion qui dormait là exactement il a beaucoup dormi aussi ah ce lion là il a beaucoup dormi dafa nelaw trop nag moo tax ñun aujourd'hui kuy wax PDS am bu ne dañu ko wax loo fi ñu ne waaw PDS dafay négocier PDS dafay diil ay nangam nag à chaque fois bu ñu bëggee boole ak l'opinion mais yàlla moo ñuy atteeg ñoom yàlla mooy atteeg ñoom ñun on ne refuse pas c'est-à-dire on ne refuse pas on ne nie pas ce qu'on a eu à faire à la tête de ce pays au contraire on l'assume par contre aujourd'hui ce qu'on demande à ceux qui aujourd'hui gouvernent ce pays ñi koy gouverner mais bàyyi nañu am taxawaay ñi nga xamante ne ay responsable tout à fait parce que mënuñu bàyyi nit ñi di dëkk ci ndox mi di ba pare génnee ci ay milliards ba pare réglé wu ñu problème inondation parce que foofu lañ toll moo tax man damay rafetlu bu baax a baax bataaxal PDS bi di wax militants yi ak responsable ñu gën a farlu taxaw am position boobu mën a alerter à chaque fois exiger également à ce que ce gouvernement là il bouge pour assister cette population là à désarroi en détresse tout à fait macha allah donc Alseyni loolu bëggoon naa vraiment nga introduire ko comme ni ma ko waxee yow yaay sama chroniqueur te yaakaar naa leer na parce que dellu si nga ci lii nga xamante ne mooy bataaxal boobu PDS génnee mu nekk loo xamante ne bañ ko waxee yaakaar naa sama gars yi dañu jafuur donc looloo leen yeewe lion boobu doon dormir tey ji yaakaar naa communiqué boobu moom moo ko yeewaan moo tax ñu dem di yeewu di dem ci banlieue bi di jéem a di masaw di def saupoudrage encore parce que ñoom seen mbir yëpp saupoudrage la donc waaye nag loolu dama la ci yokkal lenn rek c'est que xam nga ci kaw mbënd mi tellement que dafa bett gouvernement bi rawatina le président Macky Sall dafa dem ba di demander ay
exigences di exiger ay explication par rapport à ñi nga xamante ne xëy na defoon na leen bi loolu yëpp pour ëlëmal population bi parce que la vérité bi du loolu du foofu vérité bi mooy lan mooy xaalis boobu ñu génnee fan lañ ko dugal en réalité aujourd'hui la banlieue qui est un vivier électoral du parti au pouvoir la banlieue est abandonnée au profil de quoi au profil de quoi au profil de comment ça s'appelle de projet yi nga xamante ne c'est pas une priorité pour ce Sénégal là un terre boo xam ne kenn xamul kañ lay commencé di kii ñu jël ci Angleterre bi 1200 milliards te jeexagul pendant ce temps la banlieue yeneen goxu Sénégal ñu ngi ci biir ndox xam nga la priorité de ce gouvernement là c'est aujourd'hui de chanter une émergence boo xam ne di révélo nit ñi un TER un truc et tout aujourd'hui on a vu que la priorité des Sénégalais c'est pas ça malheureusement mais nag war nañu mën a ñëw ci kanamu Sénégalais yi ñu assumer seen démarche parce que ñoom pour ñoom la priorité c'est des dépenses de TER et de laisser les Sénégalais dans le désarroi malheureusement cette émergence bu doon chanter ça n'a pas donné le truc tout à fait maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. aujourd'hui ce qui est dommage c'est que la banlieue en particulier qui est un réservoir électoral de ce régime-là est abandonné. dama yaakaar ni aussi c'est une occasion de parler à ces Sénégalais qui vivent dans la banlieue à ces Sénégalais qui vivent dans ces zones yi nga xamante ne des zones qui aujourd'hui sont englouties par les eaux il faut que ñu xam ne que ñii dañ leen di nax. Tout à fait. Que ñii c'est des incapables. Ceux qui aujourd'hui gouvernent ce pays c'est des incapables. Tout à fait. C'est des incapables. dañ ko wone lu ne fang kenn du ko jeex dañu wone incapacité totale moo tax ñu mën leen tuddee vraiment des incapables kooku moom la leer na nañ ma ne ko kooku moom leer na nañu donc Alseyni on va pas tout prendre trop le temps dañ lay jaajëfal rek encore une fois di la wax ne un grand merci encore une fois ci motivation bi ci engagement bi xam nañ ne que c'est pas facile nga wàcc liggéey et tout ça te heure yi xam nañ ne que ci yéen guddi na mais à chaque fois ñu ngi jóg vraiment di yëkkati baat pour wane ne que ñun ay sénégalais lañ d'abord avant d'être des militants du PDS donc à chaque fois de besoin di nga ñëw indi sa contribution et yaakaar naa surtout sa contribution amal na solo ñi nga xamante ni ñu ngi ko doon déglu ñu bàyyi la rek nga def damay rajouter lenn rek bala may dem di cokkaas waa nguur gi naan leen les gains illicites parce que ñoom ñoo doon wax fii affaire u enrichissement illicite ci la ñu toppee le président Kane mais ñoom ñoo fi indi Franck Timis te Franck Timis a engrangé des gains illicites inestimables gains yooyu buñ ko jëloon mënoon na réaliser ça pouvait suffire largement à couvrir les dépenses essentielles du plan décennal de lutte contre les inondations. wallaay ndeysaan mooy loolu mooy dëgg. comprendre nga xaalis illicite moo ngi noonu. voilà donc aujourd'hui dañ leen di fàttali rek que Franck Timis les gains illicites yu mu réalisé fi moom avec ses acolytes. tout à fait xaalis boobu mënoon na doy ba mu des sax pour mën a aujourd'hui génne population sénégalaise yi ci mbënd. loolu dëgg. tout à fait wallaay loolu mooy dëgg donc daal en tout cas je te remercie di nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu également honorable buy ñëw teewlu fii pour mën a discuter ak followers yi ak yow. d'accord jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant Alseyni. waaw yaakaar naa vous avez été vraiment bien servi donc yaakaar naa sama chroniqueur Alseyni Diallo dégg ngeen lim ci wax ci lii nga xamante ne mooy dellu si na ci bataaxal bii nga xamante ne wala communiqué bii nga xamante ne le parti démocratique sénégalais de par la voix du secrétaire général national de frère Abdoulaye Wade suñu papa suñu lépp donc kooku mu bind bataaxal boobu yaakaar naa Alseyni dellu si na ci donc duñu yàgg téye ligne bi dañuy bëgg rek dugal suñu frère honorable député Mor Kane comme ça su ko defee moom it mu dellu si ci donc waa Flowers yi di wax ne que rek ñun parti démocratique sénégalais dañ fi nekk pour askan bi bu politique jotee dinañ politique bu taxaw askan bi jotee dinañ taxaw askan bi donc dañ fi nekk pour lépp loo xamante ne lu métti askan bi rek ñu daal di jóg ñu wax ci voilà léegi maa ngi ñëw
maa ngi jokkoo ak honorable député voilà donc yaakaar naa mu ngi dellu si léegi voilà donc comme ni mu ko waxee rek honorable député ñu ñëw dalal la fii ci émission baatu askan wi fii ci ëttu libéraux yi mooy mu nekk plateforme boo xamante ne parti démocratique sénégalais moo ko moom jox ñu bànqaas boobu pour ñuy waxal parti bi lépp loo xamante ne lu xew ci parti bi ñun ñuy fexe ba militant bi sympathisant bi karimiste bi ak fu mu mën a nekk ci àdduna bi mu mën ci jot plateforme bi tamit bokk na ci mission mooy nekk ci réseaux sociaux yi di défendre le parti démocratique sénégalais di défendre le candidat Karim Meïssa Wade di défendre le patriciat le président Abdoulaye Wade donc ci lii la mission ëttu libéraux yi ne ma nekk ci nag kenn ci ñoom ma nekk ci ay frères ak ay sœurs ñuy liggéey guddi ak bëccëg pour parti bi bañ la woowee ba ma la woowee émission bële da nga duggoon waaye réseau bi may ñu woon pour followers yëpp déglu la ma ne la incha allahu rabbi lundi prochain yow yaay sama invité spécial incha allah honorable député yaa ngi en ligne mu fàttali ne nag Mor Kane mu nekk député de la diaspora mu dëkk fii ci Sénégal waaye di yëngatu fële ca diaspora bi woolu ko ci kóolu teg président Abdoulaye Wade ba ñu dugal ko liste boo xamante ne tey jii looloo ko def député mu yàgg liggéey ak wetu Abdoulaye Wade kon honorable député ñu ngi lay nuyu di la ziar ci présentation bu ndaw mën nga dellu nuyu nit ñi nuyu followers yi waaye dellu si présenté wu rek ci lii nga xamante ne mooy casquette bii nga xamante ne yaa ngi ko yor fii ci biir réew mi ak ci bitim réew. waaw salaamaaleykum watu libro maa ngi leen di nuyu ci sama nuyoo itam ci jiital suñu kilifa président Abdoulaye Wade di ko nuyu di nuyu suñu yaakaar ëllëg ci parti bi muy Abdou Karim Meïssa Wade di nuyu itam secrétaire général chargé de sénégalais de l'extérieur excellence professeur Guèye di nuyu waa diaspora bi yëpp. waaw loolu daal moo doon nuyoo bi ma nuyu ñëpp nag nuyu waa diaspora bi te xam ne itam man maa ngi bokk ci Europe du Sud mais Espagne laa nekk ndax maa doon tête de liste coalition gagnante bi man maa doon tête de liste nekk fii ci Espagne bokkoon ko noonu ak ay samay collègues Mame Diarra Fam ak honorable Mame Diarra ak honorable Nangu Seck yàlla def noonu nag ñu am ndam ci turu président Abdoulaye Wade ndax duñu dara waaye militante lañ ay militant lañ simple yoo xam ne yàgg nañ ci parti bi waaye nag itam parti bi itam ndomb ko ci waayam ak cër bu ci waayam itam da la xamal président Abdoulaye Wade la ko may waaye doon sa teew rek bokk rek donc am kon nag lépp dañ ko delloo ko parti bi delloo ko itam secrétaire général national delloo ko itam Abdou Karim Meïssa Wade kon maa ngi lay dégg. jërëjëf honorable député Mor Kane député de la diaspora ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal fii ci émission baatu askan bi ci télé ëttu libéraux yi honorable député tey jii ñu dalal la fii ci émission bi donc pour ñu waxtaanee benn thème mbënd mi dafa métti Sénégal yow yaakaar naa ne xam nga ci dara waaye parce que fii la fekk fii ci biir réew mi la fekk nga nekkoon bitimi réew waaye nag yàlla dafa dogal ne que ba muy am fii ci Sénégal nga newoon nga dund ci nga nekkoon secteur boo xamante ne tamit yaakaar naa ku wax ne que côté Yëmbal Caaroy Kër Massar yaakaar naa mbënd bi fii ci biir Ndakaaru en tout cas foofu la gën a méttee kon ñu bëggoon nga wax ci tuuti lii nga xamante ne moom mooy mbënd mi balaa ñuy xuus ci biir émission bi. waaw mbënd mi de moom Sénégalais bu nekk mën na cee wax ndax ñun ñëpp ay Sénégalais lañ te nit ndax boppam parce que président Abdoulaye Wade ak gouvernement dañ fay liggéey yoo xam ne yi liggéey yu rafet la ba def ay bassin yoo xam ne yi ndoxi taw yi buñ daan yow ca la ñuy dem dama yaakaar na nit su fekkee yàlla dafa def ñu dénk la réew da nga war a xool li nga xam ne bi mooy intérêt askan bi nga di ko doxal mais gis nañ ne Macky Sall bi ñëwee ci fond nguur gi moom président Macky Sall ak gouvernement lépp loo xam ne président Abdoulaye Wade defoon na ko ci plan jëm ci mbiru mbënd mi wala muy ay canal yu ñu war na def wala assainissement bu ñu war a def yëpp da ko teg ko fële te defe naa ne loolu réew lu doxe noonu te itam liñ ko woteel ci ay milliards jox ko
defe naa ne buñ ko joxoon président Abdoulaye Wade xaaj ba kon defe naa ne Ndakaaru tey wala banlieue bi tey di pare nañ ci am mbënd surtout nag Yëmbal la fa nekk kenn mën la ko wax jëm ci Kër Massar ba ngay ñëw même tëli Maam Jaara ndox ma ñetti at a ngi nii ndox ma fa la nekk ba léegi yaakaar naa ne loolu ñëpp xam nañ ko te itam ñoom 766 milliards yi ne jox nañu leen war nañ ko leeral askan wi ndax lan lañ ci def ak fuñ ko ci defee ak ñan lañ ko joxoon te itam bu fekkente ne état nga yor da nga war chaque année nga def dévaluation li xaalis bi la jox li ci def ak lan moo ci des defe naa ne loolu yëpp defuñu ko tey nag yàlla moo leen weer li leen yàlla weere mooy wàccee na tawam taw bi bari amuñu lu ñuy wax askan wi ñu naan changement climatique yàlla dafa andi changement bi ma dee changement ngóob doy na waar bi ma dee changement ngóob ba jële fi président Abdoulaye Wade ak équipe am ñu andi la fi da nga waroon yow xool la nga xam ne bii yëpp la askan wi soxla ak la nga doon dig askan wi yëpp nga tax mais gouvernement Macky Sall bi du amul loo xam ne li diggoon nañ ko askan wi te danañ ko def respecté wuñu askan wi respecté wuñu peuple bi te dama yaakaar nag bu ñu la dénkee réew jox la milliards yooyu na la def ko ci réew da ngaa war la tax mu jóg nga def ko ci képp koo xam ne kii jalgati nga ca dara lu mu néew ñu sanctionné la sanctionné boobu ñuy wax fi mu ne du am ndax lu tax Macky Sall du dàq comme jële ci place yi da la yóbbu ci beneen place ndax boo xoolee lu mel ne Prodac amoon na fi Mame Mbaye Niang 29 milliards mu jële ko ci ministère de bu ko palais de la République boo xoolee kudd yooyu amoon na fi ministre këram kudd directeur kudd tey mu ko def ministre de l'enseignement supérieur te ay tuumaan ko topp ñeneen ak ñeneen boo xoolee suñu 6 000 milliards yi xam ne frère bi moo ko yor anam ma am ki génn sànq wax na ko parce que itam boo xoolee suñu pétrole bi ak suñu gaz bi Franck Timis bi nga xam ne bi tey jël nañ ci loo xam ne li tey buñ ko foogoon waxuma la asak kaja rek buñ ko jëloon dana mën a régler li nga xam ne bi mooy problème banlieue bu Ndakaaru ndax réew dana am ko foo xam ne fii la koy régler mooy assainissement parce que liy taw ci kër yi dajee ak mbedd yu xat yi am na ci banlieue ak mbedd yu xat yi loolu bu tuuroo te amul ay canal fan lay dem ndox ma daf fay des te itam napp bi ci suuf napp bi ci boppam dafa soriwul boo gasee 10 mètres jot ndox kon ndox moomu bu ndox mi àggee ca ndox ma le ndox mi day ball du dem ndax suuf si du ko mën a naan ndax suuf si dafay tooy kon loolu yëpp gouvernement bi waroon a jël ay matukaay yooyu na mu koy jëlee mooy mu taxaw respecter le peuple sénégalais am na ci loo xam dañ naan la maire yi te yoonu maire assainissement maire yoru ko ministre yi ñoo ko yor maire yi yoru ko assainissement du seen compétence du seen compétence maire yi compétence maire yi compétence état mooy assainissement du compétence maire yi état moo ko war a def état nag la war a def ko ba pare wëlbatiku di làmpo maire yi te état bi ci jëmmi boppam lépp luñ la mën a wax ak bil bu leen mën a woteel wane leen commission de l'information à l'Assemblée nationale mais suñu demee itam dara fii na man de keroog dara di ci xew lu may bett lay doon ndax du mujj fenn ndax li tax du mujj fenn mooy le Macky Sall dafa naluwul peuple bi parce que démocratie su amoon tey képp koo xam ki laal nga ci dañ lay yóbbu toon président Abdoulaye Wade bi fi nekkee am na ministre yi doon jàpp def ci kaso bi ay directeurs yi doon jàpp def ci kaso bi ndax dañoo jalgati alalu askan bi mais Macky Sall ñemewu ko Macky Sall opposition bi te opposition bi kenn rek la ci teg bët muy waa PDS munun waa PDS la teg bët jël suñu leader génnee ko réew mi te Karim dafa woon a génn réew mi da waroon a bañ tëdd ci kaso bi ba mandat bi jeex waaw mais mu génnee ko réew lépp di yàq parti démocratique sénégalais te ñooñu doon moo ko ñor li muy xalaat ak foo muy xalaat yëpp fa muy statut de l'opposition beeg yooyu yëpp ñun intéressé wuñu xam nga lu ñu intéressé ñun siège bu nekk la ñu soxla te gis nga képp koo xam ne ki yaa ngaan nag président Abdoulaye Wade del am njort lu rafet del am yaakaar ju rafet te xam ne incha allah da ngeen jot ci pouvoir bi ndax yéen ñi nga xam ne ay ndaw ngeen gën leen góorgóorlu gën leen a jàpp seen parti gën leen a jàpp seen leader gën leen a jàpp itam àndandoo nekk benn bokk ndey bokk bàyyi nu xeex jële fi ñii ñu dem ndax ñii dem bu leen fi bàyyee saaru dictateur la ñuy teg te bu ñu paree daañu ko foog teg këri na yoo xam ne yi danañ dem ba ñun ñëpp li bu seen pexe jógee dañoo bëgg a tas te itam ñun waa PDS war na xoolaat suñu bopp bu baax ndax leen koy xoolaate mooy gis nañ ci
presse bi wala ci certains yenn presse bi mën a ñëpp am na ci ñoo xam ne ñun ñooy seeni adversaire am na parti de position yoo xam ne ñun rek lañ ko bañ a gis loolu itam dañ ko war a xam bu baax te ñun continuer l'action bi di ko continuer di ko def bu gouvernement bi defee rek war nañoo génn taxaw reposté wu ni lii ak laa defe naa ne loolu mooy parti de l'opposition mais waruñu toog rek frapper les bras toog di seetaan déedéet même bu defee conseil des ministres président de la république su defee conseil des ministres lendemain dañ kaa war a jàngataati service de communication yéen ñi ko yor ngeen taxaw wax réponse ne lii ak laa lii defe naa te bi itam waruñu xaar naan Karim ñëw na Karim ñëw ñun ñëpp kenn ku nekk ku ci bokk ci parti démocratique sénégalais foog nga dëkk am nga ca part de responsabilité da ngaa war a wàcc ci terrain bi informer nit ñi wax ak nit ñi di dem ci nit ñi lu xew ngay fekki nit ñi di waxtaan ak ñoom nit ñi soxla luñu def dara mais amalu yëg ci ñoom jege leen su ko defee bu ëllëgee li nga bëgg da nga ko mën a am te képp koo xam ne am responsable muy nga bokk parti bi wala ngay di mouvement de soutien am na bés bu ñu lay xaar te suuru jugement mooy suur de vote élection yi suuru élection boo gañ woon fa nga nekk rek xam ne li nga doon moto ko kon nag ñun ñëpp kenn ku nekk ci ñun na góorgóorlu te wàcc ci base bi wàcc ci terrain bi bokk ndey bokk bàyyi te bàyyi xëccoon bàyyi ŋaayoo bàyyi ngiroo liggéey boo xam ne dañuy liggéey bakka dem waat da mën a ñëw bu ko yàlla andee fekk noonu lay liggéey bu ko dana cees bi ñëw mottali ko lu ànd moom yóbbu ko palais de la république tout à fait macha allah am na solo waaw yaakaar naa ne que poñ boobu moom leer na nañ mais li ñuy bëgg di laaj rek honorable député waaw lii nga xamante ne taxawaay PDS ci mbënd mi ndaxte dégg nañ fi ci ay wax ñii nga xamante ne ñoom ñoo war a faj soxlay askan bi ñoom dañu bëgg a attribuer loolu ci waa PS ak waa PDS parce que ñoom amuñu leneen lu ñuy tontu leneen lu dul waa PS ñoo ko fi defoon waa PDS ñoo ko fi defoon te ñoom ñu utiliser 750 milliards wala 767 milliards lum ci mën a doon ndax loolu moo war a nekk taxawaay gouvernement bi PDS nag mu am ci taxawaay boo xamante ne taxaw na ko Ablaye Wade def ci lam ci def yaakaar naa ne que ñëpp gis nañ ko cité yi nga xamante ne APIX ak naka lañ koy waxatee jaxaay cité jaxaay yi ñëpp gis nañ ko ce n'est pas des éléphants blancs mais c'est des éléphants visibles vivants comme ça yu nit mën a teg ci bët la donc PDS nag fan yi mu am bataagal boo xamante ne daf ko bind yónnee ko ñii nga xamante ne moom mooy assemblée nationale mooy président Moustapha Niasse saisir ñii nga xamante ne bëggoon d'abord ñu leeral li ñu dépensé ci mbënd mi yëpp fan la dugg taxawaay boobu parti politique taxaw ko te taxawaay boobu ñii nga xamante ne ñoom ñoo ñu diriger wala moo ñoo waroon régler mbënd bi ñoom seen njiit dafa taxaw def vidéo ndaxte année yëpp gis nañ ne que tawul yàlla moo yor tawam heure bu ko neexee la koy wàccee waaye ren la ko neex mu soob parce que daaw man su ma fàttalikoo ñeenti taw yoo xamante ne tax na ñuy naan taw sax taxu ko année yi yëpp presque pratiquement loolu la waaye ren dafa ñëw nag mu taw te moom njiit bi mooy Macky Sall moom dafa taxaw mu ne avec 750 milliards tey jii le problème des inondations loolu mbir mu jàll la parce que kenn dootu ko déggati lan nga mën a wax ci loolu ak ci bataaxalu président Wade bu mu bind assemblée nationale jaarale ko suñu président groupe parlementaire sëñ Bara Dolly Mbacké. waaw bataaxal boobu rek man dama ci d'accord ndax avant bataaxal bi rek man defoon naa benn sortie ci xalima man tàkkee président de l'Assemblée nationale dal ci comme député yëpp parce que dama ne lii jaaduwul te boobaa dañu waroon a jóg surtout président Moustapha Niasse waxoon naa itam man ci sama bataaxal boobu te képp koo xam ne sax sa mbir sa loxo laale la jéem bu dee ministre ku mën a doon da nga war a taxaw tekki sa ndox ma tànk ñu yóbbu la CREI loolu lañ yóbbu la OFNAC parce que CREI yi ko OFNAC dañ ko fee taxawaloon pour yàqal Karim Meïssa Wade wala yàqal parti démocratique sénégalais kon tey bataaxal boobu bu nga xam ne parti bi jaare ko ci suñu leader mu jaare ko ci président groupe parlementaire bi mu yóbbu ko teg ko ci taabalu Moustapha Niasse man loolu dama cee ànd bu ma doon wax 100% dama koy def ne ànd naa ko ci ndax loolu dafa jot te loolu mooy taxawaayu député yi loolu itam mooy te rôle parti bi loolu itam la nit ñi xoole bu askan wi amee jafe-jafe ñun député yi dañoo war a dem taxaw dem déposé
ci taabalu président Moustapha def bii nag du première fois ma xamal la loolu def nañ ko ci OFNAC def nañ ko ci Petrotim Moustapha Niass sëkk def nañ ko ci Kudu Moustapha Niass sëkk def nañ ko ci Prodac Moustapha Niass sëkk yooyu yëpp bind nañ ci pour ñu informer woon ci le peuple sénégalais mais dañoo lànk la majorité ñoom majorité bi dañu bañ te ñoom luñ bëgg a def ñoom ñu ngi koy def ndax dañoo jël seen majorité mécanique di ko doxal mais dama yaakaar ne nguur soo ko yoree état continuité la waroo ñëw naan waa PDS bi defoon léegi waa parti socialiste defoon lii PDS lay ba 1900 l'an 2000 bi président Abdoulaye Wade ñëw ci dëkk kenn ku ne xam na ni Sénégal meloon ndax kenn ku ne xam ne Dakar tali bu baax sax xamu fi woon président Wade defaraat dëkk ba xar kanamu Dakar mel ni war a mel réew mi yëpp mu defar ko réew mi yëpp am soppi mu defar ay kër yi andi fi train bu la defar case tout petit defar yu bare mu def ko ci réew mi yokk université yi yokk lycée yi lu jëm ci plan bi nga xam ne moo jëm ci taw bi kenn ku ne gis na président Wade ba mu ko fekkee bitim réew bañ ko ne Sénégal la ngay suñu ci ndox dafa daal di bàyyi lam doon def ñëw ànd ak jóge aéroport direct ñëw jaar ci biir ndox mi ak cortège am defe naa ne loolu la ñuy doy président waaye président boo xam ne tey bu dara xewee ci réew mi nga jël sa avion ñoo naaw dem defe naa ne loolu kenn doyul ko Macky Sall tey itam avion bi muy naawee di ko dem suñu carburant lay lakk suñu lépp lay lakk defe naa ne fa muy dem lan ak lam fay dox yi defe naa ne ñëw taxaw askanam defe naa moo ëppoon solo ci moom fii la waa PDC def lépp ñoo jëlee waa fi yóbbu leen jaxaay ak yooyu yëpp dëgg la président Abdoulaye Wade ba muy taxawal jaxaay tànn biir amuti woon dafa foogoon kër yi leen doon recensé seetu kii bii parti la bokk wala bee parti la bokk dañ doon recensé rek ku ñu recensé jot la nga bokk ca am nga ci kër yi jaxaay yi boole ñëpp mais honorable doguma la sax mais lii nga xamante ne moom mooy 200 premier maison yi nga xamante ne doon nañ jox seen caabi seen borom 200 premières maisons yi parce que 3000 maisons la alors 200 premiers yi Macky Sall moom moo leen dem joxi leen en tant que premier ministre jamonoy Ablaye Wade moom moo jiite mbir mi amul tama amul tentamar amul sabar amul liiti amul dara Macky Sall moom moo dem réceptionné jox leen ànd ak ay journalistes ñu dem ñu jox leen ñu xam ne ñu filmer ñu xam ne lii ay kër yu existé la loolu man fan yi dugal naa vidéo boobu te xam naa balaa ñuy jeexal wala bu ñu demee ci fin émission bi dinaa dugal vidéo boobu comme ça su ko defee ñi xam Ablaye Wade moom du kenn du moom. Ablaye Wade nit la koo xam ne kii nit ñi sax xamuñ ko damay wax ne beneen génération gi ñëwaat boo xam ne bi sax la ñuy wax bu ci àggee day xam ne président Ablaye Wade day nit ko xam ne dafa am vision. te vision bi mu am. fi muy waxee ak fi nit ñi gisee bokk. wallaahi parce que fi muy waxee romb nañu. wallaahi. romb nañu. nit la koo xam ne kii fi muy waxee. boo ko dégloo rek. njëriñu africain yi la. njëriñu sénégalais yi la. ndax plan jaxaay boobu ba mu koy tëgg di ko def ñu bari am na ñu ko contrôle. même bi mu taxawal Dakar dem dikk Tanor Dieng fii la waxoon na mel kii éléphant blanc bi ngeen ko gis. fekk nañu fi boo xoolee Dakar dem dikk boobu moo jox la ci tuuti fii nag booy bis yi fekkoon ci président Abdoulaye Wade bis yooyu yëpp fi mu dañ leen a gaare nangu leen ñu daw ña nga ñu gaare ci seen parking boobu lu tax ñu di ko gaare bis yi Sénégal am na moom dañu war a bàyyi bis yëpp daw bis yëpp dañ leen a war a bàyyi ñu daw waaye bis yëpp président Abdoulaye Wade fekk ñu ko bàyyi muy daw ci dëkk bi loolu moo dëkk moo ñu yor am réew doo ko yor seet la neex nga di ko doxal ci loo xam ne li dëkk bi yor moo fi nekk tey itam loolu moom maa la ci mën a firndeel parce que Wakam laa dëkk yaakaar naa maag dépôt Wakam bi Dakar dem bi Wakam bi maag ñoom ñoo dëkk gis nañ bis yëpp a gaare fi mu ne nii waaw man président ba bi mi ñëw en 2000 fekk fi benn bis muy daw nga fi nekk wallaay dëgg la dañu dem ba mu dee wallaay dëgg la dañu dem ba mu dee Abdou Diouf bàyyi woon ñu andi Ndiaga Ndiaye loolu moo andi Ndiaga Ndiaye tey Sénégal ndax boobu réew mi doon na ci sécheresse doon na ci ñàkk teg na ci bekkoor boo xam ne kenn mun la wax ne mu demee kon président Abdoulaye Wade Macky Sall moo doon taxaw di wax naan li waa PDS ko fi defoon nag waa parti socialiste defoon parti socialiste def na la mën a def na parti démocratique sénégalais 12 ans yi liggéey na ci liggéey boo xam ne bi ñee fi def 40 ans sax liggéey ko fi président Macky Sall bi mu ñëwee lu fi mën a def ak lu mën a doon tracé yi yoon yi Abdoulaye Wade xàlloon moom dong lay defaay def lépp am na yoo xam ne day péntu te péntu ba du àgg kon yaakaar naa ne tey
président bu am vision nga taxawal aéroport Ndiass ak fi aéroport bi nekk ak fi aéroport bi nekkoon démb bëgg dem enseignants yi mu defal leen ay jox leen ay logement yokk salaire yi président Abdoulaye Wade moo ko def ñun ñi doon tukki bitim réew nga xam ne tey boo daan ñëw aéroport Léopold Sédar Senghor sa walis douane gi dañ koy tekki di ko seet lan la ñuy dugal yi tey da nga koy tekkee sa néeg bi nga nekk ci Europe boo ko tekkee sa néeg bi ca Sénégal booy tekkee kenn du la sonal la ci yoon loolu grâce jërëjëf à président Abdoulaye Wade ñun moo nu ko may kon nag doon ko ci sant kër fii ci Espagne bi moo nu may ambassade ndax ñun France lañ doon jëlee ji fa lañ doon wuti ji ay passeport war a këyit bi tam France lañ ci wuti ji Paris mais bi président Abdoulaye Wade gi ñëwee nangu lu andil lu fi ambassade andil lu fi consul général suñu doole yëpp lu ci ëpp teggiku na xañ na des na ay ndondawaan waaye li ci ëppoon teggiku na ndax mën ngaa xëy dem doxi li ngay doxi Madrid dox la ngay dox dem ñi dugal loolu nag ma ci sant di ko gërëm ndax relation yooyu moo ko doxal ba àgg bu njëkk nag ambassade bu Espagne moom amoon na Dakar mais Espagne Sénégal amuloon ambassade fii loolu président Abdoulaye Wade moo ko def président Abdoulaye Wade def na yu bari boo xoolee noonu bu njëkk ci jamono à l'époque avant 2000 mënoo jëlee oto fii di ko di Sénégal di ko dawal mais président Abdoulaye Wade bi mu ñëwee wax naa Marocain xëttale seen diggante Mauritanie xëttale seen diggante Sénégal ba ngay jëlee oto Allemagne dawal ko ba Dakar wala nga dawal ko ba Kaolack wala nga dawal ko ba Gambie loolu président Abdoulaye Wade moo la ko bay kon nag waaw grand visionnaire bu mag a mu doon président Abdoulaye Wade moo ñu andi fi tata yi ne damay jëndi taxi di jëndi taxi yu màggal yi ay taxi yu bees mu andi ko muy seen Iran mu andi fi bis yi andi muy seen bis yi daw yooyu yëpp mu andi ko fi président Wade tey Sénégalais yi dañ ko amal ñu ko bay loo xam ne kenn ku nekk fertele ci yow nga amoon tey bàyyi bu mel président Abdoulaye Wade fertele ci yow tam nga am doom ju mel ne Abdou Karim Meïssa Wade ndax Abdou Karim Meïssa Wade bari na lu président Abdoulaye Wade doon def ci nguuram ci premier mandat mënu woon a réagir mënu woon a àgg ndax lu tax ña ko doon def dañ ko doon kale waaye ba Karim ñëwee mu jox ko poids yi mu ko jox la ko Karim gën a jàppale ba réalisation yu bari mu def ko tey tam fekkoon te ne jox xool nañ ko tam en 2012 mu yoraat beneen mandat yaakaar naa ko Sénégal doon ko du fii tey président Abdoulaye Wade nit la koo xam ne ci visionnaire de l'Afrique visionnaire du monde tekki woon tubaab tekki woon kenn mu def ci Guyana loo xam ne kenn def ko ci est-ce que mu def ci Guyana loo xam ne kenn def ko ci mbay bi mu njëkkee ñëw baykat yi da leen doon bay ay jiw ñaari at mu jox leen jiwu après nag lañ commencé jaay jiwu te lii may wax soo ko laajee force paysanne dana la tontu ci loolu dana la amoon kat wax la dëgg noonu la président Abdoulaye Wade doon def ak baykat yi indi fi plan CESAM mag ñi nga xam ne bii dañoo doon liggéey te fay ñu sécurité sociale ñooñu ñëpp ñu jël leen en charge ku ci fekk feebar di la faj président Abdoulaye Wade ko fi def président Abdoulaye Wade ko def loolu dañ ko ciy sant di ko ci gërëm mu wan yoon président Abdoulaye Wade ñëw président communauté rurale bu njëkk communauté rurale amoon commune amul woon commune dëkk yu mag yi la woon mu def président communauté rurale yëpp mu wàccee leen ay 4x4 jox leen ko ay oto jox leen ay salaire jox vice président bi salaire loolu président Abdoulaye Wade moo fi def président Abdoulaye Wade moo koy ñëw yokk salaire yi ñëpp mu yokk leen code ñëpp mu yokk leen seen i salaire police gendarmerie matériel ba ñu waroon am sax amuñu ko ñu jëlee leen matériel certifié yoo xam ni danañ ko mën a am danañ ko mën a yor tay bu njëkk police boo ko daan tay sa dàll yi mu sol sax danga ko yërëm est-ce que jël jigéen ñi dugal leen dugal leen ci police maa ngi ñëw président Abdoulaye Wade jël jigéen jox àqam njëkk a jël jigéen def ko premier ministre bi Mame Madior Boye est-ce que moo njëkk a dugal itam ñeenti jigéen à l'Assemblée nationale à l'époque bi nekk opposition parti socialiste nekk ci nguur président Abdoulaye Wade ko njëkk a def moo ko njëkk a def président Abdoulaye Wade mu jël jigéen def ko gouverneur jël jigéen def ko ambassadeur ci président Abdoulaye Wade la njëkk andi nag parité ni góor benn jigéen benn andi na ñëpp dañu war a yem ci décision législative décision yi ñu wote ñëpp ca war a yem góor muy jigéen loolu président Abdoulaye Wade ko def kon président Abdoulaye Wade amee la dañ ko jukkal mu jëlaat loolu andi xale yi ndaw ñi jeunesse bi mu jël un ministre jeunesse teg ko jox leen expérience yi jox leen ay fonds ñuy liggéey Modou Diagne Fada jox leen ay fonds ñuy liggéey jàpp leen jeunesse bi taxawal jeunesse bi mu président Abdoulaye Wade moo ko def moo njëkk a foofu député jeune
dugal ko à l'Assemblée nationale muy Serigne Diop allez toog ci Abdou Diouf. ba tey jii boo demee Assemblée nationale Marie Sow Ndiaye bi ci jeunesse bi la bokk. wallaay xale bu ndaw. waaw kon président Wade yéen ndaw ñi góorgóorlu leen te xam ne lii ñu mag ñi yor kat ci seen i doxalin bi ndaw nag su bëggee la mag ñee yor mu yor ko. day topp ca gannaaw mag ña doyloo ko loxoom set mu maan te bañ dugg ci korom bi wala mooy jaay parti bi ku ko ciy def duñ la ko jox tey duñ la ko jox ëllëg nañu góorgóorlu te parti. nañu góorgóorlu te gëm suñu leader nañu góorgóorlu te gëm suñu bopp. mën na fi. ñu ngeen wax ni. ñun ci àll bi. dëkk yi ci àll bi yëpp am ndox. te lii am na ku génn sànq wax ko. am na xaalis yoo xam ne 766 milliards yi tey. suñ ko di génne woon def ko ci ay tëli ci dëkk yoo xam ne sax ñu ngi ci àll bi tey amuñuy tëli. ci régions yi. man boo demee ci dëkk ba ma dëkk fii nag keneen jox ba ma dëkk. soo demee fi ne diggante mag Sagata amul tëli fu mooy nekk ba ma ne. oto boo nakaay def la moom la moo ko tali man de moom ñëpp la. ay tëli yi fi Ablaye Wade defoon daanaka moo fi ne leneen dem fi boo demee tëli bi jógee Louga ba ma ngay dem Daara. dara baaxul. dara baaxul te wax nañ leen ko waxati leen ko nit ñi dañoo liggéey li fi nekk dañuy paacoo. te képp ku leen ko wax ñu mere la troisième mandat bi muy wax itam na ko bañ a xalaat. te xam ne bu ko defee itam da ko jural jàmm. Sénégal yi duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan ëllëg. président Ablaye Wade moo fi andi droit de manifestation andi ko fi buñ ko fi andee itam dana ku bëgg a manifester ku bëgg a takk morceau bu xonq takkal morceau bu xonq. soo amulee benn fekk sax bu la séenee moom day tax laaj la lan la. nga wax ko mu wala nga ñëw nga wax ak yow parce que waxtaan mooy andi consensus. wallaahi dëgg la wallaahi dëgg la. wallaahi noonu la président Ablaye Wade doon def. mais yow kenn du wax. kenn du wax. ku bëgg a mitin nga ne ko doo fi mitin ku bëgg a manifester nga ne ko doo fi manifester da nga ne ci démocratie nga ne démocratie du wax. déedéet démocratie day ànd. déedéet démocratie day ànd ak liberté kenn ku nekk xam fa ngay taxaw. loolu mooy démocratie. démocratie bu wootee donc bu sànni ci carte ci urne ba déedéet. dañuy joxante cër. l'opposition bi tey mën naa nekk ci pouvoir suba. pouvoir bi mën naa nekk ci opposition suba. kon ku nekk na jox moromu ci te xam ne lii lu bàyyi kenn moomu ko. société la boo xam ne bi ñëpp ko bokk. lu ñëpp bokk nag dañ koy waxtaani. mooy dëgg. lu ngeen ci élection locale yi. randal na ko. randal na ko. ci doole lañ ko randale. ñu am ci woon assemblée nationale dana contrôle. mais comme minoritaire la. majorité ba day dem. te moom waaw moom doole lay jaay. waaye nag waaye doole la ñuy jaay. randal na ko. dana demaat. le 21 kii bi wax nii. bu jàggee dana ko randalaat waaye li ñu koy randalaat dañ koy ñaan rek. na ko def délégation spéciale. mais léegi suñu. te nañ def révision liste électorale. dañ ko bindu war a ku bindu woon ba bindu ku war a changé domicile am mu dem changé comme lu révisé nga révisé ko. waaye na fexe ba bu koy randal na fa bu mu randal ak mandat di yokkale mandat déedéet nañ def délégation spéciale bu jeex. ñëpp yem ci. waaw honorable député macha allah wax ji am na solo lool léegi mbënd mi nga xamante ne tey jii nekk nañ ci te mu nekk loo xamante ne dafa tàggatémbe lu nekk la fi mu ne am na ñoo xam ne bu ñuy lekk ci kaw lal la ñuy yëg di lekk am ñoo xam ne tey jii nañ ma jéggal ci kàddu gi fu ñu demee ginnaaw kër tey jii amatuñ ko parce que du néeg bu fees waxatuma duus bu fees kon ñooñu tey jii est-ce que communication walla nekk di wax est-ce que nekk na loo xamante ne lu ñu soxla jamono ji jamono bii nga xamante ne président Wade mu ngi woon ci nguur gi te amoon kii la mu defoon est-ce que ñii mënuñu ko def en attendant que mu ñu am foo xamante ne foofu lañ leen di dugal te ñu ngi fàttali mbas mi nga xamante ne ñëw na ci mois de mars bu mu demee ba yëf yi commencé di jéggi dayoo dañ doon jël ay nit di leen jël parce que hôpitaux yi mënuñu fa woon xaj mais dañ leen jël yóbbu leen ci ay hôtel
di leen fa loger comme ça ñu mën leen defal test su nekkee positif nañ ñu yóbbu leen su nekkee positif fu ñu tamit ñu garder leen dans 2 semaines su ko defee ñu doog leen bàyyi mais mbënd mi gis nañ ne que ba léegi amul benn réaction automatique boo xam ne ñooñu tey di dañu jaaxle mën nañu fi xalaat élection mën nañu fi xalaat ak 3e mandat mën nañu fi xalaat chef de l'opposition mën nañ xalaat lépp mais lépp politique la mais ñii tey jii dañu nekk ci njaqare boo xamante ne tey jii dans l'immédiat lan la ñu war a soxla ñii nga xamante ne tey jii suñuy mbokk lañ suñuy yaay suñuy bàjjan suñuy nijaay suñuy frère suñuy lépp ñoo ngi ci mbënd mi tey jii xëy na man nekkuma ca tey jii mais samay parents am naa sama cousine boo xam ne mu ngi Kër Massar tey jii këram premier étage bi premier rez-de-chaussée bi dañ bagage yëpp a yàqu tey jii dañoo dëkk ci kaw ma tooñ ko sax sama cousine la mais moom dafa gàtt sax moom mënatul wàcc dem jëndi dara parce que ndox mi dafa dugg ci kër gi ba nga xamante ne moo ko gën a njool donc ñooñu dans l'immédiat nan la sénégalais yi nan la gouvernement bi wala Macky Sall ak ay ñoñam nan lañ mën a def pour génnee leen ci mbënd bi loolu bëggoon naa nga wax ci tuuti honorable député 766 milliards du lu ndaw 766 milliards du lu ndaw 766 milliards la ñu wax waaw moom la ñu def moom ci mbënd mi te Macky Sall moo taxaw wax fii ne man mbënd mi réglé naa définitif kon lam doon wax anam kenn tegu ci bët ñi nga xam ne weer tey dañoo loru ci mbënd état moo war a jël ay responsabilité lan mooy responsabilité état mooy boo demee ba toll fenn fi say doom nekk ci ay jafe-jafe da ngaa war a jël ay mesures yoo xam ne yu concret yu gaaw yoo xam ne da nga leen di xel ci parce que ñi ko wax sànq ci say wax yaa xool noo leen di mën a génne fi ñu nekk nga boo leen di yóbbu ci hôtel yaa leen ci yóbbu leen yóbbu ci ay appartement nga yóbbu leen ci fañ nekkoon nag nga xool nan nga koy mën a defee rek réhabilité ko defar ko ba nga xam ne bi tey dañ mën a dellu si wala mun ko dellu si tamit nga seet feneen foo xam ne dañ leen di loolu responsabilité état la état moo war a jël ay responsabilité mbir mi nag da may dégg sax léegi ñu naan dañ cee bëgg politique lépp si politique ndax état li muy def politique bu baax kenn bañu ko ku sa mbokk am problème nga jóg ak parti boo mën a doon da ngay jóg dem soutenir ko yaa xam looy joxe booy joxe boo du joxe mais état moom la ñuy fay suñuy taxe moom la ñuy jox suñuy lépp mooy suñuy lempoor suñu lépp moo war a def réaction ci doomu réew mi bu ñu amee problème te état bi dafa mel ne daf ci lañu def dara gisaguñu lu ci def ndax ba léegi ndax loo xam ne léemu ma 10 jours te gisaguñu benn réaction defe naa ne dara gënu koo métti kon dañuy mastawu rek ñi nga xam ne bii ñu ngi ci biir mbënd mi nekk ci biir ndox mi di métti lu coono bi ànd ko ñoom ne ko métti di jaale itam ñi nga xam ne bii faat nañ ci ndox mi te c'est la première fois ñu gis lu mel nii di fi am waaye bu fekkoonte ne à l'époque la ci jamonoy président Wade kon tey presse bi ñu ngi ngal-ngali bu dégg bëccëg wallaay presse bi tey ci doon wax ak société civile bi doon wax booba ana ñu tey nañ jóg wax sénégalais yi dañoo sonn sénégalais yi buñ ne dañoo maar romb nañ maar buñ ko doon romb dama ne romb nañ ko ndax itam lu ëpp tuuru état bi na jóg jël ay responsabilité xool lépp li nga xam ne moyens yi ñu am génne ko soulager nit ñi defar fexe ba fi ñu nekk ñu mën leen fi jëlee yóbbu leen feneen foofu xam ne fi mooy gën man daal loolu laa ci gis te itam li nga xam ne bi PDS santaane na ko pour mu dem ca péju ndaw réew ma man dama cee ànd 100% ndax itam war nañoo xam ñoom li leen jox liñ ci def bu ñu ci defut parce que ñoom waroon nañ chaque année ñu toog def évaluation li ngay wax ni ci du jëm ci feebar bi képp dañ cee échec dañ cee lajj ndax feebar bi waroon nañu chaque weer bu nekk ministre de la santé seen honorable seen benn collègue sa député yaakaar naa seen benn collègue député dafa am loo xamante ne daf ko wax nee na plan Orsec dafa amuloon daaw ndaxte dégg nañ méngale nañ ko ak benn wax boo xamante ne ci kenn ci jëwriñ yi la moom mooy Aly Ngouille Ndiaye ndaxte kooku dafa wax ne que plan Orsec amoon na daaw waaye nag doole googu amuñu ko woon nu mu amee ren amuñu ko woon daaw député bii nga xamante ne bokk ci ñoom mooy Abdou Mbow yëkkati ay kiyam ci benn télévision wax ne que plan Orsec ren la am mu ngi doog a am maanaam amuloon daaw kon nga xam ne est-ce que député yi nga xamante ne ay député APR lañ
wala député ñi nga xamante ne ñoo topp Macky Sall toppuñu ko pour di ko supporter waaye toppuñu ko pour lii nga xamante ne moom mooy njëriñu askan wi parce que plan Orsec mu amoon daaw dëgg la daaw amuloon trop mbënd ren am na mais réalité bi mooy lan mooy na nit ñi sentir ne que plan Orsec boobu am na président Macky Sall moom nee na fi mu ne ni dans l'urgence nañu jël 10 milliards def ci loolu tamit de nekk na lu doy waar parce que nit ñi ñu ngi demandé wu sax lan mooy problème mu Macky Sall lan mooy problème mu Macky Sall ak ceeb parce que moom saa yu jógee moom ceeb saa yu jógee moom ceeb moom mooy problème am ñi Sénégalais en tout cas ñoom wala ñi nekk si mbënd mi gis nañ vidéo yi ñun ñëpp partagé nañ vidéo yi gis nañ ne que vraiment ñooñu tey jii nee nañ du ceeb la ñu soxla ñoom jóge ci taw bi jóge ci ndox mi moom moo leen yitteel waaw député yoo xamante ne nag ñoom ñoo war a jàppale nit ñi mais ñoom ñooy toog ni mbellee wala di kekkantoo ñii nga xamante ni ñoo nekk ci ndox mi ndax loolu moo war a nekk taxawaay député tey ji ci mbënd mi. non loolu député lay rolam mooy contre l'action de l'État. loolu mooy rôle député déglu naa vidéo boobu ngay wax. déglu naa ko fi mu waxee loolu ak fi ko Aliou Ndiaye tontu. dégg naa ñaari versi yëpp. kon xam nga ne que problème am na. waaw déglu naa ko mais li gën a wér tamit. li gën a wér député ak boo nekkee majorité au niveau de l'opposition del suuraale askan wi la fal. ndax looy wax dee ko wax te yàlla tax ndax poste bu mu mën a doon boo yor budul nguur yàlla rek moo dul day. kon looy wax del sàmm ëllëg. loolu de du am solo. nit ki loo ko far bu néew ci dëgg nekkoo ci dëgg. wallaay loolu moo gën de. defe naa ne. am na waxtaan boo xam ne waxtaanu biir néeg lay doon nga xam ne man ngeen ko waxtaanee nga ne ko lii nga def de waru koo def dafa li def na. mais bu catastrophe bi am da ngay nangu. ndax bu catastrophe am na. dañ ci jóg taxaw wax ci. feneen buñ ko réglé defe naa moo gën a rafet. ngay ñaawal nii. loolu mooy moo gën ngay ñaawal nii. te 10 milliards yi nga xam ne président Macky Sall nee na da ko ciy def 7 milliards yi mu dugal ko ci plan Orsec bi 3 milliards yi mu jënd ko ab ceeb waaye nit ñi soxla ñu ceeb bi ñoom lu jóg ñu def ceeb lan la ñuy def ci ceeb bi lu nekk ci ceeb bi nañ ko wax. wax dëgg yàlla war nañu wax ban problème la am ak ceeb. lan moo nekk ci ceeb bi nit ñi. en tout cas gis nga question bi sénégalais yu bëri ñu ngi koy laaj parce que mbas mi dafa ñëw rek. waaw xaaral maa ngi ñëw. ah bismillah. mbas mi bi mu ñëwee man ci ñi gënoon a contre man ceeb ca laa bokkoon. parce que man la ma d'accord mooy ñu foog xaalis bi subventionné dund bi. subventionné courant subventionné ndox. wallaay su ko mooy defee sénégalais yëpp yem. loolu mooy dëgg de. man loolu laa xalaatoon. diaspora bi li nga xam ne yóbbu nañ ko ci xaalis dama ko contre. man dama ne man bu ñu ma laajoon sama xalaat ci dëgg bi dama leen na xaalis jëru muy dem nañ ko tabaxee mu am ay hôpitaux. wallaay te diaspora bi sax am na ñoo xam ne génnoon nañ wax ci loolu. wala maa ngi ñëw wala ñu jëndee ko maa ngi ñëw. wala ñu jëndee ko loo xam ne. dana jëriñ dana jëriñ Sénégalais yi. te itam boobu service sanitaire bi ñu defaraat. ba mu gën a moderniser ko ba nga xam ne bi tey ku feebar dootu dem bitim réew di faj. bon ñaareel ba ñun ñu nekk ci diaspora bi fii. fi ma nekk di Espagne ji tey. jaaykat yi doon jaay nekk ci parti bi muy sénégalais wala muy américain wala muy espagnol kenn ku nekk commune ba nga nekk maire bi dimbali na la 2 millions. 2 millions. yaa ngi dégg. waaw maa ngi dégg 2 millions yooyu ñu la jox. bokkut ak dund yi nga xam ne bii dañ la ko doon jox. am na ñoo xam ne dund yi yor dañ mën a jiitu leen ba weer yu del si déwén. ak 2 millions yi nga xam ne bii boo fekkee da nga altawoon di fay sécurité sociale maire bi dana la jox dana la dimbalee 2 millions. kon loolu yaakaar naa ne dafa am loo xam ne nii. nguur ci jëmmi boppam dafa war a jël ay responsabilité bàyyi seen caaxaan yi. ak seen font yi. ak seen farfarloo. te itam képp koo xam ne kii def nga bokk nga affaire daal. dafa ne yaay nit te defe naa ne réew ñëpp mënuñu bokk ci benn kuréel bi. am ñu dañuy nekk fee ñu nekk fi. li gën a am solo nag. mooy yow bu la yàlla dimbalee ba nga nekk président da ngaa war a mel ne di roy ci président Abdoulaye Wade. di déglu. di déglu. bu déglu cas bi nga àndal donc di déglu yeneen cas yi. nga xool luñ lay wax lu cay dëgg nga jël ko lu ci lu dëgg. nga teg ko fi loolu la ca loolu yaa xam nag. cas bi bal moom ci say loxo lay mujj. kon
parce que dañuy wax rek ana ministre de l'intérieur. tournée bi mu def mbënd mi du Dakar dong du Bali dong boo demee Thiès ba jëm rek maa ngi dégg quartier yoo xam ne yi jëm Thiès dañoo adondé. nee nañ ñetti at yi ñu ciy wax. Kii Tine ministre bi Tine ne woo nañ ko fa mu ñëw fa. wax nañ ko waaye boobu ba léegi tànkam jaaru fa Abdou Fall tànkam jaaru fa. ainsi de suite ñu ngi kaas. dégg naa ko démb. boo demee Saint-Louis c'est la même chose boo demee Ziguinchor c'est la même chose. mbënd mi fépp partout du Sénégal yëpp la boo demee Touba. c'est la même chose. assainissement moo amul ci dëkk bi. waaw. boo gisee waatu murid yi ñu formé Touba ca kanam. dañoo dem ba sonn xam nañ ne seen dëkk ñoo koy defar te murid yi tam am nañ fulla ak fayda yoo xam ne yi. ñoom lu jëm si ñoom man am nañu gul ñun lañ ñoo xam ne bu sëriñ bi ne nii. lu mu leen di wax lu def ko tey mooy Touba ca kanam boobu. bu kenn ku ne amee sa ñaar dërëm def te léegi ñu defar assainissement bu Touba bi. dëgg la état bi beneen. ndax boo xoolee hôpital Maodo bu fay soy moo ko tabax. moo ko tabax. loolu daal ñaareel ba jiitaloon. dem daal fi nekk comme Espagne. kon loolu. ñooñu tey. ay royukaay lañ. ci seen i dëkk. nguur gi daal. boo bëggee dégg dëkk. liggéey yu tey liggéey yu ëllëg. te bu fekkoonte ne tey. lii ñu yor nii. ak li xew nii muy bënd nii. yor na leen. war nañoo mën a jóg armée bi génn ñëpp génn ñu taxaw liggéey lu gaaw liggéey boo xam ne buñ koy def. buñ ko def ci biir nawet bi bu nawet bi jeexee ñu commencé liggéey balaa nawet bi jeex si dana sori. xam nga sax xam nga ay élection troisième mandat. moo nekk seen bopp leneen nekkul seen bopp waaw. xam nga sax gis nga politique baaxul politique bu ëpp maanaam bu ëpp baaxul ci réew. réew liggéey a koy yor fàttaliku nañ en 2012 bi Macky Sall di ñëw sénégalais yëpp cotiser seen xaalis ñëw jàppale ko ci mbënd bi loolu lu jar a fàttaliku la dañoo ñëw ànd sëriñ si sénégalais yi citoyen lambda yi ñi nga xam ne ay privé lañ yor nañ seen i alal dañoo ñëw téléthon yi nga xamante ne télé yi defoon nañ ko yenn télé de la place defoon nañ ko dañoo dajale koom-koom bu bëri ñëw jàppale ko Macky Sall waaye ba mu ñëwee lu mu njëkk a def tamit dafa tas Sénat mu ne parce que xaalis biñ fay dugg Sénat dafa doon caser ay militants léegi mu tas loolu waaye ren dañoo gis la ñu gisoon 2012 waaw lu tax Sénégalais yi seetaan Macky Sall te ren jii doo déggoo télé bu ci ket xaw ma téléthon lañ ko doon tuddee loolu yëpp ay njàngat la yu woon ne que sénégalais dañu dem ba jeexal ci dañoo seen confiance moo jeex ci nguuru Macky Sall parce que démb 2012 amoon nañ intention kii nañ ko jàppale dina dem mais tey jii xam nañ ne que ñii dañuy caaxaane réew mi duñu jël 750 milliards wala et poussière def ko ci mbënd jëlaat 10 milliards encore ñu ne dañ ko ciy dugalaat ci ay caaxaan te gisuñu benn base boo xamante ne defal nañ ko askan bi benn pompe boo xamante ne pompe yi nga xam ne président Wade defoon na ko moom lañ fi def waaye loolu tamit jot nañ ñu jàngat ci honorable député. waaw xam nga. te institution te moom mu ngi nii créé nag ma fàttali mu ngi nii créé institution yu dul jeex yoo xamante ne amalul ñu yooyu noonu ñu amalul njëriñ. foofu laa la jël si sax. voilà fi laa doon jëm si ndax gis nga président Macky Sall. bi mu taxee Sénat bi dugal ne da koy dugal ci mbëri doon aw lay rek yàlla. da ko bëggoon a tas ndax moom waat def président Abdoulaye Wade defoon rek. ñoom sa mën a tas na ko. gis nga ko sax ba ci contrat bu aéroport. Thiès da ko tas. da ko tricky. moom lu mënoon a tas rek tas na ko. waaw lu fi président Wade defoon rek boo ko mënee dindi jëm na ko. li tax mu di tas SST li Tanor Dieng jiite woon. li Mimi Touré jiite tax mu ko tas. bi Djibo Ka jiite woon. waaw ban njëriñ la amoon réew mi. amulul njëriñ Sénégal. amulul njëriñ askan amulul njëriñ Sénégal santiruñu seen bopp de. ñaareel ba ñi santiruñu seen bopp. ñaareel ba Macky Sall ci biir boppam dafa jël fii ak décret. ni jabari ambassadeur yi yëpp dama leen dafa weeru dee ko def 500 000. man nag personnellement man boobu daf maa metti. waaw ci àdduna kenn mos ko dégg fii la jabari consulat yëpp am nañ 500 000 ak jabari bi ambassade.
boobu moom man def ma métti bu dee ambassade bi jigéen la jëkkëram am na 500. non boobu ça fait rire quoi au nom de Dieu def ma métti. mais nga jël charge boobu nag nga jël charge ko jox ko ay fonctionnaire pour ñu mën laa jàppale ci problème politique sénégalais yi ne di lap ci ndox sénégalais yi di dee ñii mbir yi di daan bi seen kaw waaye dangaa jéem a jàppale sénégalais yi ci biir franchement réew mi kat ñoo la fal keroog bi mu fii jóge di dem Niger wala dem Niger dama waroon wàcc dem ci Mali franchement su ko woon nit ñi waaw loolu war a def wallahi franchement manifestation bu am de l'avion bi kaw France te journal kii bi jàppoon fa bi jéemoon France bañ ko defee ci su bëgg la avion bi dem di manifester ji loolu fan la ko teg ah kenn xamul mooy ñàkk a nawloo sénégalais yi tout à fait waaw lépp di ko wedd sa bopp mooy loolu dama yaakaar ne tey fi mu toll nii ñu ne la yow yaay président de la république dina wax naa ko nag fu ma toll dama koy wax la ko waroon tey décision bu muy jël waroon naa mën a boo président Abdoulaye Wade donc ñoom laaj leen luy seen xalaat mais du ko def pourtant ñooñu duñ ko dugal ci lu bon surtout nag président Abdoulaye Wade bi ma xam président Abdoulaye Wade du ëmbalul kenn wallahi ëmbalul kenn lu jàmm la ëmbal wallahi loolu rek la ko yéene woon lépp loo xam ne lii da nga koy def pour réew mi président Abdoulaye Wade boo koy laajee xalaatam moo wax li ci xalaat wallahi loolu mooy dëgg borom set merveilleuse moo ko doon def wallahi président Abdoulaye Wade moo taxaw fii liggéey boo xam ne bi kenn benn africain du ko wérante wallahi yow nga ñëw am 8 ans ci gannaawam président Macky Sall bu ko nit ñi xamee yàlla nga Abdoulaye Wade tax ñu xam xanaa président la République réeg la bu duxu mais lu nekk defal na ko wallahi dëgg la kon tey bu àgsee fii defe naa ne daal président Abdoulaye Wade sax waru ko laal bay laal ëpp Karim Meïssa Wade wallahi loolu Karim deful dara wallahi dëgg la deful dara wallahi dëgg la waaye nag yàlla gëmul nelawul la ko sëñ si di Matar ne koon boo ko bay wuteen doo am ndam ci moom wallahi doo am ndam ci Karim Wade du mos a am ndam di it te itam xaal na yoon woo xam ne yu baaxul si moom ndax rakab yaa ngi ne avec 6 000 milliards na dem rek la ci sunu pétrole beeg sunu gaz beeg suñu zircon bii na dem rek la ci ko defe naa ne ci foofu lañ doon xaar un président boo xam ne bi dafa war a ñëw ñu naan la yow da nga bokk ci génération boo xam ne avant l'indépendance defe naa ne yow waroon ngaa mën a doxalee ne leen waaye dafa mel ne mag ñi sax ñoo la principe mag ñaa la principe préance waaw xam nga benn journaliste nee na benn journaliste boo xamante ne ci télévision sénégalaise la ne dafa ne Ablaye Wade moo gën a jeune Macky Sall biñ ko waxee plateau bi ñi toogoon ñëpp dañu nekk di ko xoolaat ñu ne ko ah lu tax nga wax loolu mu ne leen président Ablaye Wade moom dafa jëloon ay ndaw ba mu nekkee président dafa jël ay ndaw wër ko ay ñoom Diagne Fada ay ñoom Aliou Sow kenn du leen jeexal ay xale yu ndaw wër ko waaye mu ne Macky Sall ba mu ñëwee moom nekk président dafa jël ay màgget wër ko looloo tax moom mu ne leen looloo tax ma jàpp ne nag président Ablaye Wade moo gën a ndaw président Macky Sall ndaxte tey jii bu mu demee ba nekk opposition sax mu daanu tey jii partem dafa jël xale yi tey jii dugal leen ci biir parti bi may leen doole comme ça su ko defee parce que xam nañ ne que àddina dafay dox te ndaw moom moo yor doole tey jii ñii nga xamante ne ñooy anciens yi dañuy taxaw jàppale comme ñu mel ni yow mu mel ni keneen dañuy taxaw tey jii jàppale ndaw ñooñu pour ñu mën a porter fu ñooñu jëlee woon parti bi ba dugal leen ci pouvoir xale yi tamit ñoom mag ñi ñooy jàppale xale yi ba ñoom ñu taxaw nekkaat ci au pouvoir sànq yaakaar naa ci say kàddu sax wax nga loolu donc maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax honorable député di la gërëm di la sant xam naa ne koy yombul wax 1 heure de temps nga taxaw di wax te keneen awu la ci nekkul loo xamante ne lu yomb donc mais ñu ngi lay gërëm di la sant bu dul à moins que mu nekk am poñ boo xamante ne bëggoon nga ko wax te waxuñu ko sinon ñu bàyyi la nga tàggatoo ak followers yi nga xamante ne ñu ngi lay déglu. waaw maa ngi lay sant bu baax ci dalal gi ma dalal di sant itam
mon frère Bakary Meïssa Wade yàlla dellusi ko ci jàmm ak salaam waaye nag itam may ñaax itam sama mbokku libéraux yi ñu gën a góorgóorlu boole suñu xol yi mu nekk benn te jéem a bokk ndey bokk baay te jéem a dindi fi affaire Karim Seki Boy ak PDS xam nga ñëpp ci PDS rek la ñu mucc ndax PDS mooy parti bi te PDS bu doon def congrès PDS mooy daal kon li gën a am solo ñëpp kenn la liggéey muy Karim ak bokk ndey bokk ko bàyyi moo nu wax te itam képp koo xam ne kii man nga wàcc ci sa base demal ci sa base bu fa di gëj di dem ko nit ñi maanaam nit ñi di leen seeti te itam mag yi nga xam ne ñu ngi ci parti boo ci gis te man ko laaj xalaat nga laaj ko xalaat yéen yi ndaw itam topp li ci gannaaw mag ñi te xam ne li mag ñi yor kat ci seen dina ko dong leen kon nag yéen rek la ñu jàppale maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bal wax ñëpp ku ma ci jéeg ji tënk wala ma wax ci lu ma fa tam bëgg wax ju rafet ak yéene ñu moo am ci réew mi ak yéene ñu am ci sama parti muy parti démocratique sénégalais loolu moo waral ma waxee ni waaye loolu itam dama cee yaru ndax ba ma nekkee tout tànk laa bokk ci parti ba fi may waxee yow musuma génn parti ba xaw ma nag beneen parti man PDS laa xam président Wade sax xam na ko ci man ndax damay wax ne man ba ma amagul parti laa doon ànd ak yow mën a ko ci lu wér booba sax parti socialiste amagul UPS maamoon Union progrès sénégalaise booba laa ànd ak moom ci département bu Kébémer yaakaar naa ne kon loolu du hasard may ànd ak moom yàlla yow tam di ànd ak moom di fas sama alal di ci def 2000 damaa dem ba Belgique ma jënd avant 2000 damaa dem ba Belgique ma jënd fa bot andi ko ñu di ko campagne département Kébémer oto ba le 19 mars la kuli bu dugal li Kébé kon yaakaar te booba président Wade joxuma ko kenn joxuma ko sama alal laa di def di ko campagne te mosuma ko laaj dërëm mosuma joxoon na ma nag président conseil supérieur de Sénégal li ci foloon na ma ko waaye force kii la woon volontaire volontaire la woon nga xam ne bii 75 délégué dañ ko ci àdduna bi réew mu nekk amoon na ci délégué ñoo ànd di liggéey di def ay rapport ak association yi di ko andil état bi keroog bi ma njëkkee dem ci moom fekk nga ci palais de la république muy 2010 keroog maa ngi ànd ak excellence Pape Sayer Gueye keroog rapport yi ma ko jox du ko xool dama rapport yi ma ko liggéey mu ko rappelé day maa ngi ko liggéey ci yëpp ma ñu ngi ko liggéey ci affaire technologie mu ne ma yow dem ku mën a jàppale nga ndax yow kenn joxulee mooy nga liggéey fii lii lépp nga dox waaw macha allah nii waaye man li may def dama ko gëm président Abdoulaye Wade laa gëm gëmuma ko dul moom le 23 juin man de jóge agressé ci buntu assemblée nationale kot sama bis moom la kii bon fa ci loolu génne di te man wi la mais nag loolu yëpp tey Abdoulaye Wade dama ko jaral ndax man président Abdoulaye Wade képp ku ma bëgg a jot waxal ci moom loo ko wut a wax bu boobaa moom jaar na ma futt bu jaar na ma rey boo ma noonu rey sax jaar la waaw jërëjëf kon maa ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaam jërëjëf honorable député Mor Kane député de la diaspora ñu ngi nuyu waa diaspora bi yëpp particulièrement waa Espagne ñi nga nekkal suñu frères yi di la jaajëfal bu baax a baax di la gërëm di la sant di la ñaanal jàmm encore une fois le PDS est très fier de toi le PDS est très fier de vous le PDS est très fier de son député de la diaspora Ablaye Wade bu mu lay tànn def la ci liste diaspora bi ànd ci ak loolu yaakaar naa ne que seen taxawaay surtout yàgg lu mel ni Mame Diarra Fam waaw maa ngi sant itam fédération PDS bu Espagne ñi ma ko bokkal ñëpp vraiment day góor jigéen mag ak ndaw maa ngi leen di sant di leen gërëm ci liggéey bu rafet ba xam ne itam ñu ngi koy liggéey ci terrain bi maa ngi leen ci sant te di leen gërëm te liggéey boobu ñu def ci terrain bi fii ci Espagne yëmale wuñ ko fi kenn ku nekk itam ci responsable yi fi nekk gox ba nga dëkk ci Sénégal yi yaa ngi koy liggéey bu rafet di jàppale responsable yi fa nekk loolu itam ma leen ko sérieux pour yéen ñi ñëpp itam ngeen xam ko jërëjëf honorable député macha allah rafet na donc ñu ngi nuyu sa frère yooyu yëpp ñi nga nekkal foo ci fédération bu France ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yow kii fédération bu Espagne du moins maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di la gërëm di la sant ci nangu bi ñu nangu ànd ak parce que xam nañ ne que seen horaire tey jii presque pratiquement mën naa ne presque minuit jot na foofu mais xooluloo heure bi yëpp mais da nga ne comme liggéeyu parti démocratique sénégalais la rek di nga ci ànd ak ñun ba fin te na nga ko waxee woon ko noonu alhamdulilah tey jii connexion bi alhamdulilah jàll na ba internautes yi yaakaar naa am na loo xamante ne xamuñu ko woon xam nañ ko
am na loo xamante ne leeral gën nga ko leeral ñi nga xamante ne bokk nañ ci parti bi wala ñi bokkul ci parti bi parce que ma fàttali ne am na ñoo xam ne ñu ngi ci live bi ñu ngi bind ay message ñu ngi déglu te bokkuñu ci biir parti bi loolu dina tax ñu gën a xam ne parti démocratique ay fidèles compagnons ñoom ñoo ànd ak moom ba tey jii ba tax tey jii ndaw ñi jël relève bi bëgg a mag ñi gunge leen ba ñu matal li nga xamante ne moom mooy kii di la gërëm di la sant di la jaajëfal bu baax a baax. donc di jaajëfal honorable député bi nga xam ne tàggatoo na léegi donc di leen wax ne que nii rek la di woos yëpp di leen jaajëfal ñoom ñëpp di leen ziar di nuyu waa autolibéraux yi sans exception nos braves lions Soxna Yandé ak Lengs Lades l'Amazone de Karim Wade di fàttali programme yi nga xamante ne autolibéraux yi am na ko di ko fàttali à chaque fois ngeen karma tey jii tous les lundis 21h waaye suba le mardi ngeen xaar la chronique de Pape tous les mardis incha allah lundi la ko doon def mais déplacé nañ ko tous les mardis léegi incha allah donc Pape dina dellu si ak chronique am yi waaye le mercredi Lengs Lades mercredi bii passé dafa xawoon nekk en déplacement à l'intérieur du pays moo tax te yenn localités yi doo fa mën a am réseau pour mën a di def live mu ngi jéggalu ci lu mu honoré wul mercredi bi passé mais incha allah rabbi si tout va bien bu dellu see rek incha allah dina dellu si ak yéen tous les mercredis à 21h. Omar Diaw Ñombor dina ñëwaat ak yéen ci tous les jeudis à partir de 21h moom it Omar Diaw le brave wadis moom it ñu ngi koy nuyu au passage. Yandé dina dellu si moom it dafa nekkoon ci ay examen mais am na yaakaar ne vendredi bi incha allah dina dellu si ak yéen pour ngeen xaar ko vendredi incha allah rabbi donc umu xayri wala ngeen gën ko xamee Yandé madame Camara moom dina dellu si ci émission bi nga xamante ne tàmm na di leen ko joxe tous les vendredis à 21h donc di leen jaajëfal bu baax a baax di leen gërëm di leen sant di nuyu le président Abdoulaye Wade encore di ko ñaanal jàmm di nuyu le président Karim Wade di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal salaam di ko ne waa autolibéraux yi ñu ngi fi nekkal waa PDS yëpp incha allah te di gërëm fédération yëpp di gërëm cadre yëpp di gërëm jeunes yëpp di gërëm famille di gërëm tous les structures yoo xamante ne ñu ngi ci biir parti bi donc di nuyu vraiment secrétariat national bi yëpp di Abdoulaye Wade ci liggéey bi waaye di nuyu waa comité ñaanal ñëpp jàmm nag waaw donc di wax ne que une fois ñi nga xamante ne gaañu nañ ci mbas mi waaye di jaale ñi nga xamante ne gaañu nañ ci inondation bi te mu nekk loo xamante ne lu métti la waaye suñu borom moom rek la ñu am kon nañ ko tàllal loxo rek ñaan ko yal na leen yàlla xare àjjana suuf sedd ci seen kaw te fa ñu féetee woon seen njaboot yàlla féetee leen fa ci barke subhanahu wa taala di gërëm ñëpp di sant ñëpp di jaajëfal ñëpp ci lii nga xamante ne àndoon nañ ko di leen jox dig daje encore une fois ba lundi bii di ñëw incha allahu rabbi donc di leen joxaat son bi rek ngeen régalé wu ci donc Souleymane Faye ñi nga xamante ne ay fam lañ donc ñu dégluwaat ko rek incha allah pour mën a tàggatoo ba beneen lundi incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah. jaajëf maa ngi nuyu Aba Diop yaakaar naa kooku suñu benn opposant la mais maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax Fatou Ndoye Seck maa ngi lay nuyu macha allah Fatou Ndoye Seck kooku sama sister la maa ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu suñu docteur à nous docteur Seck bokk ci autolibéraux yi encore di ko fàttali donc di nuyu képp koo xamante ne soxna Ndeye Rama Gueye la brave Wade ko ziar bu baax a baax Cheikh Nia nuyu naa la di la ziar bu baax a baax Mar Diaw Ñombor nuyu naa la
waaw Diaw Ñombor billaay nuyu naa la mon frère sama doom ndey nuyu naa la bu baax a baax gars yi yow la ñuy xaar mais kii non jeudi yaakaar naa gannaaw suba Lenx mooy l'Amazone dina ñëw dóoraat comme nu ko daan dóoree xaar leen ko ay kii nga jër jeudi bu ñëwee Omar Diaw Ñombor Diaw Ñombor dina leen indil thème bu safa saf am invité bu am solo comme ni nga ko defee woon jeudi bi passé voilà vendredi nag ñu ñëwaat ak la brave lionne de Karim Meïssa Wade moom mooy Oumou Khayri Fall ñu gën ko xamee Yandé madame Kawara Pandoy amul problème di nga xoolaat rediffusion bi partager rek ci sa page comme ça di nga ko mën a xoolaat di nga may permettre say ami tamit nekkee intéressé nañ dinañ ko xoolaat kon ba léegi mën ngeen ko partager rek comme ça su ko defee permettre seen i ami Facebook ñu xoolaat ko loolu mooy yéwén partage moom ku koy def rek mooy yéwén moom ku yéwén rek mooy partager. jaajëf Diaw Ñombor jaajëf mention spéciale à Lenx la DS parce que vraiment gis nañ liggéeyam bu rafet bi vraiment macha allah Lenx donc vraiment xam nañ ne que sans yow vraiment dara du baax quoi vraiment macha allah ñu ngi lay gërëm di la sant en tout cas di la jaajëfal bu baax a baax di ñuy suñu frère yeneen frères yi nga xamante ne bokk nañ ñoom ci ñoom ëpp libéraux yi ku ci mel ni le Lion Dramé ku ci mel ni Grand Samba Ba ku ci mel ni donc non Lenx yow xamuloo sax li ngay njëriñ ci ëpp libéraux yi macha allah. En tout cas, chapeau quoi, chapeau. On est très fiers de toi, machallah. Donc liggéey bi rafet na te lépp looy def ak xol bu yéwén nga koy defee loolu mooy sa xool kon yàlla na la yàlla taxaw ñun ñëpp ci groupe bi incha allah macha allah rafet na trop voilà donc lii rek la parti bi soxla ñu nekk ci dynamique boo xamante ne dynamique pour liggéeyal parti bi waaw te ci ñun yàlla defal nañu vraiment macha allah. ñëpp ànd xol yi doon benn ku yëkkati lii rek keneen ki day ñëw daal di jàpp donc ba yëf yi mat sans yéen émission bi du mat parce que yéen a ko séddale yéen a ko partagé yéen a ko commenté donc yéen a ko neex yéen a joxe kër yi donc macha allah rafet na daal en tout cas waaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant seen fay daal kenn amu ko quoi. télé askan wi moom mooy ëpp libéraux yi moo tax ñi nga xamante ne dañuy seetaan ñu ngi xaar toujours seen i suggestion ak seen i conseil pour lii nga xamante ne matul ñu jéem ko mottali wala lii nga xamante ne manquement la ñu jéem ko jubantiwaat incha allah di gërëm ñëpp di sant ñëpp di jaajëfal ñëpp vraiment macha allah voilà donc macha allah. voilà comme ni ko ñëpp waxee Fandoy Seck rek la DS daal l'Amazone de Karim Wade donc elle est toujours là motiver les gens les cœurs les partages les commentaires donc macha allah en tout cas chapeau ñu ngi lay gërëm di la sant ba beneen lundi incha allah fii ci télé ëttu libéraux yi
ci émission baatu askan wi ak seen frère Mamadou Deme wala ñu wax ko Bouba Deme boo ci wax rek nee naa day dem ñii naan Bouba Deme ñii naan Mamadou Deme donc boo ci wax rek dina dem salaamaaleykum wa rahmatullah